mbokk yi ñu ngi leen di dalal jàmm ci Tawhid TV ñu dikk ak yéen ci xibaar yi bokk na li ci gën a fës ñu nar a waxtaanee ne rek lii di fédération bi ëmb liggéeykat yi nekk ci wàllum wér-gu-yaram fu mu toll nii dinañu bàyyi seen i grève waaye nag fas yéene nañu daal di wëyal xeex bi loolu nag daal di tëye lépp lu nga xamante ne xibaar la lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ca noone ñuy woo gouvernement bu Sénégal daal di ubbi ay négociation rawatina ak seen ministère de tutelle nañ ci dikk na mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi bokk na itam arrêté Ousmane Ngom ñetti weer nekk diir bi nga xamante ne cour de justice de la CEDEAO jox na ko sunu réew ngir rek ñu daal di neenal boobule nag arrêté bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy xeex lépp lu jëm ci wàllum àq ak yelleefu doomu aadama bu fekkee ni nguur gi wàccawut ak dogal bu cour de justice de la CEDEAO am na ay daan yu metti yi nga xamante ne dinañ ko teg ci ndoddama bokk na ci ñu mer ba futtu mooy ñi di liggéey ci wàllum aviation civile ak secteur transport aérien ñoom nag nee na boo moyul ab préavis de grève daañu ko teg ci table bi buñ ca noppee li nga xamante ne mooy aéroport bi xaj na sax ñu daal di koo tëj loolu rek ñu bëgg ñu daal di amal rek seen i négociation wala sax seen i wàllum revendication gouvernement bu Sénégal daal di ci yëy yàbbi li ni mel yëpp dinañ ko yaatal mbokk yi neskis lay doon. bisimila yéen ci xibaar yi nañ leen ko waxee woon ca boppi xibaar yi rek intersyndical bu ëmb ñi di liggéey ci wàllum aviation civile ak secteur transport mer ba futtu la ñu daal di def rawatina ki nga xamante ne moom mooy seen jëwriñ bokk na ci li nga xamante ne boo moyul daañu tëj aéroport bi bu fekkee ne la ñuy laaj gouvernement bu Sénégal indiw ci saafara loolu nag ñoo ngi ko doon xamal gannaaw bi ñu doon daje ak taskatu xibaar yi caay noonee seen bëgg-bëgg mooy lu seen wàllum liggéey ñu gën ko ñoŋal waaye tamit ñu daal leen dugal ci capitalu aéroport bi bokk na ci seen i bëgg-bëgg moo tax ñu ci woo njiiti réew mi Macky Sall dañ ci ànd ak Imam Thiam ak Leya Ñafuna. gannaaw ba ñu tasee ak seen jëwriñ ay yoon ñi di liggéey ci aéroport yi ne ba moyul ñu tëj ko. doy mais dañu gisul période bi ku ñu waxal moo tax ñu wax ni fii la situation fii yëfi toll. danañ dem AG fii ci biir semaine du yàgg dañ leen di woowaat ñeen ñëw suñu àggee ci AG bi bu nu AG bi lan ñu santoon ñu def conférence de presse bi danañ ci dem incha allah rabbi su fekkee ne saafara amul on va paralyser donc vraiment le secteur dinañu fermer aéroport bi ci doole yàlla suñu borom. li tax ñu mer ba fuut ñàkk respect accords yi bokk na si. que pour ñu jot le compte rendu de ce séminaire là pour ñu jot ko rek ay weer lañ toog ñetti weer toog nañ ko gën gaa gàtt pour mën a jot compte rendu séminaire boobu. te lan fa na tënkoon yëpp amu ci dara loo xam ne tey jëmal nañ ko ba fii ñu toll téye ko bañ ñu koo jotalee te ñu am lu ñu ciy déggandeem loolu nag dafa mel ni dafa am lu muy nëbb kooku état moo jël décision daal ni ñun daf ñu tuxale fii yóbbu ñu fële waay bu fekkee dañoo war a jëlee fii yóbbu ñu fële kay la nga xam ni moo ci aju ci wàllu transport ci wàllu restauration ci wàllu prise en charge ak dëkkuwaay yooyu yëpp dañ koo war a taxawal daanaka depuis 2017 ba léegi ñu ngi siy daw amul si benn pepp suuf boo xam ne jotagum nañ ko te ñun ñi ngi dégg ci réew mi leen dëkk ñi ngi dégg bi formation ba ca war amul y a un réel déficit de formation waaw kooku moom lu wér a wér la te boo demee léegi si aéroport bi nga laaj liggéeykat yi da leen ni formation daanaka dara amu ci nanu li nga xam ni moom la état am dans la société de gestion bi tudd Limak AIBD Souma 100% fanweer ak ñeent yooyu nga xam ni ci téeméer bu ne nga xam ne moom la état bi am jaarale ko ci AIBD SA loolu la ñaanoon pour état def na si juróom maanaam 5% kese. intersyndical bi yokku si nekk yore leen aéroport bi baaxul seen bëgg-bëgg mooy ñu dugal leen ci capital bi. dafa am ay question urgence yoo xamante ne mënul xaar dañuy sàkku ni ñi nu teg aéroport bi seen loxo dama ne am na ay courrier yu jógee ministère yu dem AIBD. nanu woote ci nu mu gën a gaawe ñu traité ko beneen bi ci des ma wax ci wàllu gestion bi ñu ni leen yàgg nañu wax état bi baaxul le ministre il le sait ñi fi ne ñëpp xam nañ ko moo tax ma ni le président Sall il n'a qu'à prendre ses responsabilités xam ni Sénégal warul nekk ci business boo xamante ni daf ciy mujj di nërmelu on a vu que ni gestionnaire bi fi mu toll dafa endetté ba fii mënuma laa louer dem ba lay di la mucc di la fayal ndox di la fayal courant ça pose problème jaratu ko
aéroport bi jarul maanaam 2AS fii ke Teranga fee Laas fee yooyu amul caa nan ko regrouper. syndicat bi ne dañoo bëgg ñu changer statut ANACIM jëlee ko ci agence nationale de l'aviation civile def ko agence de régulation. fédération bi ëmb itam liggéeykat yi nekk ci wàllu wérgu yaram ñoom i tamit fu mu toll ni daañu ajandi lépp lu jëm ci wàllum grève waaye nag xeex bi daañu ko wëyal bokk na ca la ñuy def rek mooy daal di téye lépp lu nga xamante ne xibaar la ci wàllu wérgu yaram ngir rek daal di def pression ci gouvernement bu Sénégal ndaxte booba léegi la ñu teg ci table gi gisaguñ ci lu bari bokk na ci wàllum yokkute ci wàllum subvention yi waaye nag dëkkuwaay bëgg nañ ko ci guddi yi bëgg nañu tamit rek ñu daal di xool naka la ñuy def ba contractuel yu fa nekk gouvernement bu Sénégal daal di leen jël waaye nag ñu ngi rafetlu ay dogal yi nga xamante ne ministère bu ñu dénk wàllu koom def na ko ba noppi dañ ci ànd ak Cheikh Seck moom moo yor seen kàddu. et gouvernement lii mu def nii ci xoolaat payooru travailleur santé def ko ci ñu ngi koy rafetlu bien que nag dinañ wax ni. lan doon séntu du loolu la ñu am. mais ñu ne tamit ñi ngi xaar le ministre Ablaye Sow mu woo ñu toog ñu waxtaan ñu xool lan la ñuy def parce que nit ki aussi boo ko joxul indemnité de logement ne serait-ce que jox ko terrain nit ki bu amee terrain parce que mënoo toog nga ni damay def les logements sociaux 100 000 logements pour may ko sénégalais bu nekk mu mën a am ñi nga xam ne ñi ngi lay liggéeyal boo ko dem ba retraité amuñu terrain dafay am paradoxe daal du am sens. conscience mayu ñu nga fay egg xam nga tey jii bu ne la woon 48 heures rek ñu tëj hôpitaux yi kenn liggéeyul rek musiba dina am. xam nga déjà rek ñi ngi naan la malade indi nañ ko le temps que xooluñu ko sax ñi ngi waxu négligence waxu malade bu ñu jëloon mais conscience boobu ñu am defe naa ne ñun ko séqal ñoo xamul loolu même bu ñu grévé saa yoo déggee ñu grève doo dégg mukk malade bu ne jàmbat na c'est-à-dire malade bu ñu hospitalisé mun na jëlul traitement du am mukk la plupart du temps ñun dinañ fexe ba bu ñu xëyee suba dinañ wax suñu camarade ñu defal leen traitement même bu ñu dee ñibbi bu ngoonee ñëwal defal leen traitement bu dee urgence aussi on les règle mais moo tax ñu ne on va faire le moins souffrir la population c'est-à-dire comme gouvernement bi lañ ko seqal ñun moom la ñuy jàkkaarloo ci jàkkaarloo boobu moo tax ñu jël décision ñun ci biir xeex bi nii li nga xam ni moo doon rétention d'information ñu commencé woon ko dañ koy continuer loolu duñ ko arrêté mais grève bi comme population bi moo ciy souffrir xam nga dañ koy ajandi duñu grève fan yi yëpp mais lii jëm ci rétention d'information dinañ ko continuer mën nañoo def pression ci gouvernement bi mais bu boobaa aussi nañ leen wax ñu lii ñu soxla mu jëm ci li nga xam ne mooy régulariser problème mu agent de santé communautaire yi parce que mënoo nekk structure sanitaire ngay jël ay nit ñu ay diplômé di leen liggéeyal chaque année ngay renouveler seen contrat te nga xam ne ñoom ci boppam ñu ngi sacrifier pour tey ci poste de santé yu bëri boo demee ci yenn district yi 60% ña koy gérer ñëpp ay contrat la ñu am ñenn ñi sax comité de santé yi ñoo leen recruter alors que ñoo xam ne jàng nañ ba jàng seen li ca yàgg ba mais loolu aussi il faut que ñu arrêté ko parce que loolu aussi ñun dafa yàgg nekk suñu combat ba gis ngeen sax fan yii ñi am plan Sésame yëpp bu ñu ñëwee hôpitaux yi nangatul leen jël parce que bor yi bëri na parce que état mënul topp di leb ba pare te du fay ñaari at bon génne nañu 20 milliards et loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax au moins dina permettre hôpitaux yi ñu xaw a souffler xam nga mais dañ ni yemuñ ci loolu nañu yokk subvention yi parce que tey subvention mënoo toog depuis 15 ans même montant bi ngay joxe alors que budget santé yokku na 2 fois donc xaalis bi fan lañ koy orienté c'est-à-dire xaalis nañ ko orienté fi malade yi dem tey jii boo nee politique gratuité nga ni nit ki léegi yow boo ñëwee hôpital doo fay consultation mu nekk mag mais mag boobu bu duggee biir bloc gant bu ñu war ko opérer prostate gant ba moo koy jënd sonde ba moo koy jënd garab yéen koy def moo koy jënd loolu koy gratuité amatu fa ñun luñ soxla mooy yooyu yëpp nañ ko jënd ñu tegal ko malade bi nga xam ne malade bu ñëwee même bu dee day fay ticket fay loo ko ticket mais garab moo cher du consultation donc gratuité bu dee gratuité consultation bi yomb na te yow boo demee ñu jox la ordonnance 50 000 tamit coono la donc état foofu la war a agir et loolu. gannaaw ba ñu seetee ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum yoon ci sunum réew mbir mi mëjjut antu ñu daal di rek dem ca cour de justice bu CEDEAO bokk na ci ligue sénégalaise des droits humains ak lii di Amnesty International gannaaw li ni mel nag cour de justice de la CEDEAO daal di jël ab dogal ne rek Sénégal may na ko lu tolloog ci 2 weer kese mu daal di fi jëlee arrêté bi bu ñuy woowee arrêté Ousmane Ngom ndaxte nee na day rek daal di violer li nga xamante ne moom mooy droit wu sénégalais yi ca noonu sax ñii di yëngu ci wàllum ak yelleefu doomi aadama di xamal ni gouvernement bu Sénégal war na gaaw wàccoo ak ndogal bu ni mel lu ko may ay nag daan yu méttee métti dinañ ko teg ci ndoddam bu ñu sukkandikoo ci seen i kàddu dañ ci ànd ak Alioune Badara Diack ak Léa Niafouna.
bu ñu sukkandikoo ci cour de justice bu CEDEAO Sénégal ci àpp ñetti weer dafa war a dindi arrêté Ousmane Ngom. ko saisir ci affaire Ousmane Ngom mot na at léegi waaye ndogal bi mu ngi doog a génne ndogal bi nag leer na ndogal bi nee na arrêté Ousmane Ngom bi nga xam ne 2011 lañ ko jëloon arrêté boobu te mu tere lépp luy dox ñaxtu ci zone Dakar Plateau maanaam commencé avenue Malick Sy ba Cap Manuel boole ci abord monument de la Renaissance africaine que arrêté boobu dafay violer ak yelleefu askanu Sénégal mu jox Sénégal nag benn délai wu ñetti weer à compter de moment bi mu jotee notification décision bi pour que mu supprimer arrêté bi daal di ko def rapport yëgal ko ne supprimer na ko ak matuwaay yu mu jël pour que nit ñi mën a commencer waat di manifester ci Dakar Plateau. ndax ci élection yi candidat yi dañ leen di faral di tere ñu def campagne ci Dakar Plateau. évidemment su dee état bi appliqué ko dañuy delluwaat ci kanamu tribunal CEDEAO yëgal ko ne ndogal bi nga def état appliqué wul boobaa tribunal bi dina jëlaat beneen ndogal boo xam ne ay daan yu métti lay teg ci kaw état Sénégal yaakaar nañu duñ ci egg parce que encore une fois ñu nekk ci biir nguur gi xëy na mu ngi leen di protéger waaye ëllëg suñu nekk opposition suñu demee opposition arrêté bi mun na dalal seen kaw. Sénégal bu dëppoowul ak ndigal bi dinañ ko daan ñu metti moo tax ñiy xeex ak yelleefu doomu aadama yi di sàkku ci moom mu jël ay responsabilités. kon nañ ko fi dindi surtout que arrêté bi day violer ay loi mënoo jël benn arrêté administratif boo xam ne day violer ay loi ndax arrêté bi soo xoolee code électoral mi nga xam ne loi la arrêté bi day violer de façon flagrante le code électoral donc code électoral nee na pendant période campagne électorale képp kuy parti wala coalition parti wala candidat am nga droit dem fépp ci territoire Sénégal def fa sa campagne mais Dakar Plateau bokk na ci territoire Sénégal mënuñu fa tere nit pour def fa seen campagne kon c'est un arrêté manifestement illégal manifestement scélérat et que ndogal bi occasion la pour nguur gi pour mu supprimer ko et que évidemment ñu bay préfet ñi continuer di saytu demande yi. Ligue sénégalaise des droits humains ak Amnesty International gis ne même préfet yi mënoonoo ba tey di saytu déclaration de manifestation yi. tukkik nemmeeku bu émir bu Kano fii ci biir Sénégal loolu nag ab délégation bu rëy la daal di ànd bokkoon na ci ki nga xamante ne moom mooy njëwriñ wala sax ambassadeur bu Nigéria fii ci biir Sénégal ak ay membres yu bokk ci chambre du commerce bu Kano ki nga xamante ne moom mooy directeur général bu CICES moo leen daal di dalal ba tax na ba Saliou Keita daal di ci nag wut yoon ni rek bëgg-bëggam mooy ñu gën a ñoŋal jënd ak jaay ci diggante ñaari dëkk yile ba mu ca noppee mu daal di woo Nigéria ñu daal di bokk ci li nga xamante ne moom mooy foire islamique bu ñu nar a amal fii ni ki fukki fan ak ñett jàpp fukki fan ak juróom-ñeent foofu ca CICES. directeur général bu CICES daal di profité ci bile occasion ngir woo dëkk bi di Nigéria mu daal di amal ay bëccëg économique ngir rek gën a ñoŋal njënd mi ak jaay mi ci diggante ñaari dëkk yile. Oui, il faut dire que le CICES est un outil extrêmement important pour nos économies. CICES nekk na bërëb bu am solo pour sunu koom te dina baax seen opérateur économique di jokkoo ak sunu yos. ndax ñu mën di jëndante ay produits ay opérateurs économiques yu am doole yu Nigéria di ut fa ñu taxawal seen entreprise mën nañoo ñëw exposer fii CICES. pour leur permettre quand même d'exposer leurs produits ici à Dakar. Saliou Keita moom itam bëgg-bëggam mooy dëkk bi di Nigéria daal di bokk ci foire commerciale OCI nga xamante ne lu tollook ci ñeent fukk ci ay nationalité daañu ci daje. Du 13 au 19 juin, nous allons organiser le salon, la foire de l'OCI. fukk ak ñett jàpp fukk ak juróom-ñeent bés ci weeru juin dañoo ñëw amal foire de l'OCI mu nekk ndaje mu mag mu doomu Afrique lu toll ay ñeent fukki nationalité yu umma islamique dina si teew ma si woo Nigéria ñu ñëw bokk si. Nous invitons le Nigeria pour participer à ce grand rendez-vous économique. gannaaw ba mu rafetloo nuñ ko dalalee émir bu Kano daal di dalal xel yi.
of that market with an estimated population of over 20 million people. population bu Kano toll si 20 millions moo tax sunu marché yaatu loolu dem na ba Afrique de l'Ouest jàpp central ba nord ñu am nag ay gis-gis yu bees te ñu yaakaar si yéen bu baax dégg na lépp li nga wax rawatina si def Nigéria invité d'honneur dinaa def sama kéemtalaay kàttan ndax lépp jaar yoon. In general, I will do my very best to push the better economic relationships between Nigeria and Senegal. directeur général bu CICES daal dina woo kii di émir bu Kano ngir mu nekk ambassadeur am ci wetu njëwriñu Nigéria ndax dëkk bi nekk invité d'honneur ci foire internationale de Dakar bu ñu nar a amal li ni mel nag gannaaw bu mu ko nangulee nee na dina def kéemtulaay kàttanam ngir foire bi daal di jaar yoon. mu amoon ab cérémonie de dédicace livre taskatu xibaar bi di Khalifa Babacar Ndiaye mu duppee ko nag l'épopée victorieuse du Sénégal loolu nag lii di édition Salamata moo ko rek daal di publier ba tax na kii di fédération président bu fédération sénégalaise bu football daal di ci yëkkati ay kaddu gannaaw bu mu ko rafetloo moom mi di maître Augustin Senghor ci gis-gisam bile nag téere daañu ko yóbbu jébbal ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor instance football international waaye nag bañ ca noppee mu toftal ni Sénégal wala sax fédération bi dina ci rek daal di jënd ci lu tolloog ci téeméer ak juróomi fukk lu ko ëpp ci ay téere ngir rek gën ko mën a ñoŋal waaye nag ci bëgg-bëggam buñ ko defee ci nag kàllaama gi di anglais dina tax ba livre bi gën a am succès ci xalaatam ñu teewlu ay kàdduwam. mu nekk ki nga xam ne moom moo ko doon def parce que ci ba ma koy dégg muy wax nee na def na lu toll ci fukk ak juróom benn kan donc fekkee ne yëpp yoo xam ne ndeysaan saa ñu demaan bu ñu dellu see ak naxar la yàlla def mu bindoon livre sax di ci wax di expliquer lu tax ci gis-gisam Sénégal mënagul ba léegi gagné Coupe d'Afrique alors que talent yi am na fi organisation bi am na fi volonté politique bi mosu fi jógee ak yooyu mais yàlla may ko bi mu génnee livre boobu rek mel ni loolu la doon xaar coupe bi ñëw donc mu bind ci li ñuy rafetlu nag mooy diir bi nga xam ne livre bi génn dafa xat ba nga xam ne ñun ñëpp dañu doon ne xanaa moom sax gisaane la xëy na dafa xamoon ne coupe bi day ñëw moo tax mu commencé xaatim livre bi balaa boobu mais day wane rek tamit professionnalisme am mu nekk livre boo xam ne bu ñu si duggee nag dañuy gis ne li am solo ci coupe bi ñu gagné wax na ko ci dellu si na si moment yi gën a fort avant si préparation bi ak bi ñu nekkee fële Cameroun mais aussi dellu si na si yenn aspect yoo xam ne yu gën a sori la yoo xam ne yu am solo la nga xam ne ëllëg ku dugg si livre bi di nga xam fi Sénégal jaar ba indi premier coupe d'Afrique am rax ci dolli sax yemul ci loolu mu yokk ci ba wax ci qualification coupe du monde bi nga xam ne c'est la première fois Sénégal di qualifier ñaari coupe du monde du suite si diggante bi mu gagné si kan donc loolu yëpp mu nettali ko mu nekk livre bu am solo ak ay images yoo xam ne vraiment dina marqué esprit yi donc loolu daal moo taxoon ñun en tant que fédération si sama jëmma defe naa jëmmu football sénégalais moo fi taxaw muy dirigeant di footballeurs yi muy entraîneurs yi comme Aliou Cissé comme yeneen acteurs yi nga xam ne ñun ñëpp dañ ko amel njukkal ci li mu def parce que ñun la ko defal ñun li ñu mën a def rek mooy accompagner ko bu ñu koy def dañ ko xaj na sax pour contribuer ci liggéeyam la mais pour jàppale suñu bopp la parce que li xaw a manqué fii Sénégal ci lu bare mooy lii xew muy ci football ak ci yeneen domaine xaj na nit yi dañ dul toog xaatim ko ci ay livre nga xam ne dina des bu ëllëg kuy bëgg a xam lan moo xewoon ci benn jamono nga mun ci loolu ñoom def nañ ko donc moo tax gëm naa ne ñun ñi nga xam ne ñooy acteurs yu football comme ni ko waxee war nañ si mën a am quantité yoo xam ne dañ ko war a jënd pour mën ko séddale si suñu biir wisaare ko ci biir acteurs yi Sénégal yëpp ñëpp am ko donc moo tax ñu noonu dañuy def commande pour le moment à peu près 150 ba 200 livres nga xam ne dina dem si waa membre comité si dina dem si Lions yi si seen bopp dinañ leen ko gardel dañuy wax Khalifa mu dédicacé leen ko ñoom ñëpp si seen tur amaana bu ñu ñëwee fii pour mois de juin si seen match yi ku nekk ñu jébbal la benn parce que ñoom ñoo ci nekk baax nañu xam li ñuy wax si seen jaloore dinañ ko jox aussi suñu partenaires yi dinañ ko jox aussi li am solo peut-être mooy bu ñuy tukki loo xam ne mooy nekk suñu ngànnaay bu ñuy yóbbu fu ñu dem bu ñuy jokkalante ak suñuy naataango président yeeg yooyu ñu mën leen ko jox parce que guleet la Sénégal nekk
champion d'Afrique bi livre bi moom mën na traverser jamono yëpp donc loolu daal mooy suñu yéene moo tax ñu jëkk ko def bu yàlla mais tamit aussi comme ni mu ko waxee moom ak éditeur am professeur Seydou ñu def ko en version anglaise dinañ ko mën a gën a wisaare ci àdduna si parce que def naa livre bu am solo la baax na tey ku dem FIFA booy dem nga yóbbaale livre jox ko waa FIFA yi ñu gardé ko foofu si seen kii boo demee CAF tamit nga def noonu donc loolu daal mooy suñu contribution ci œuvre am boo xam ne moom moo ñu liggéeyal ñu koy delloo njukkal. mbokk yi li moo fi gënoon fës ci xibaar yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen teewlu asalaamualeykum wa rahmatulah taala wa barakaatu.